asalaamaaleykum sama xarit yi sama soppe yi ñu may suivre à travers Fandène Futurs Médias maa ngi leen di nuyu di leen sant ci taamu bi ngeen taamu Futurs Médias tey seen doom seen xarit Laurent Fabius Diagne moo ñëw di waxtaan ak yéen ndax tey bari na affaire yoo xam ni mu ngi xew fii suñu biir Sénégal ñu koy xool te amul saafara mën naa wax sax ñu ciy jéem a def saafara waaye ba léegi antuwul mën naa wax li gën a fës temps yi ci biir Sénégal mooy sàkku ñuy sàkku xale yi kidnappé yi ñuy kidnappé xale yi di leen def loo xam ne lu ñaaw la te yaakaar naa ne loolu ñun en tant que jeune ci biir Sénégal en tant que jeune ci biir Afrique mën naa wax ni loolu war ñu ko seetaan. Nous ne devons pas regarder ce phénomène qui est en train de dégrader notre société. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons protéger les enfants, car nous sommes les gens qui doivent protéger les enfants. Je vous pose aussi aujourd'hui les questions à savoir. Aujourd'hui, comment vous allez vous manifester si vous voyez les enfants qu'on tue, qu'on maltraite dans notre société? Tey ñun en tant que grand frère en tant que grande sœur en tant que parent en tant que yaay en tant que papa tey bu ñu gisee tey ñi nga xam ni ñooy def xale yooyu lu metti lan moo war a nekk suñu lan moo war a fes suñu xol tey. kon moo tax tey man Laurent Fabius ma ñëw di waxtaan ak yéen ndax tey li xew biir Sénégal tey ak ci biir àdduna bi dafa metti daw na yaram di leen wax ni ñun tey en tant que jeune war nañ jël précaution ci loolu ndax tey dafa metti nga gis xale mu génn ñu def ko ñaawteef ndegem ñun ñoo leen war a protéger parce que xale xamul dara xale mooy suba ndax tey buñ leen nan nañ koy waxee sax buñ leen protéger wul kon tey seen environnement day gën a yàqu. kon dañu jéem a def lépp ba suñu environnement bi mën a dem. xale yii ngeen xam ni ñun ñoo leen war a protéger ñu gis ay defkatu ñaawteef di leen def di leen toroxal lépp loolu dañ ko war a seetaan. donc sama xarit yi sama mbokk yi nekk Fandène Futurs Médias damay ñëw rek daal di puus ak yéen ci émission bi li nga xam ne tey ñun en tant que jeune war ñu ko seetaan ñu koy def xale yi. kon tey li ma leen di ñaax rek mooy nañ jéem a fagaru jéem a xoolaat xale yi. nous devons surveiller les enfants surtout xale yi dañ leen war a surveiller xool ci lañ nekk ban heure la ñuy génn même bu ñu demee école sax ñun ñi nga xam ne ay parents lañ ñun ñi nga xam ne ay grands frères lañ waruñu tayal dañu war a dem jël xale yi ndax ñun ñoo la war a protéger ba ñu am âge majeur ba ñu mën a xàmmee ràññee ndax tey xale yi bu ñu leen defalu loolu kan la leen koy defal. ndax sama mbokk yi dañoo war a xam ne am doom neex na tey képp koo xam ne yaa ngi ci biir àdduna bëgg nga am doom ba sa doom suba bu màggee mën na teral ndax tey boo gisee nit ñi di def loolu tey man damay poser la question à savoir ndax ñiy def xale yi loolu tey ndax ñoom il mérite ndeysaan ñu nekk ci àdduna bi damay laajte ne ndax ñoom ndax mosuñu nekk xale. kon donc ñun tey dañoo war a surveiller xale yi ndeysaan waruñu bàyyi xale yi ñu nekk ñoom kese. nous ne devons pas laisser les enfants seuls bañ bëgg lu yomb ba nga xam ni ñun sax tey da ngay gis benn parent wala benn mag war a dem boutique ba mën a defar boppam loolu mu woo xale mu naan nga kay jëndi ma lii ci njoloor wala ci guddi naan kay jëndi ma lii xale bu nga xam ne juróom-ñaari at la am wala juróomi at est-ce que mën na lijjanti loolu. kon nañu war a fagaru ci loolu sama mbokk yi. sama xarit yi maa ngi leen di ñaax ñu jéem a être vigilant ci loolu di saytu xale yi parce que xale yi ñun ñoo leen moom xale yi ci biir société bi dañuy dëgg ndax tey ñun dañ leen war a jàppale ndax ñun tey waruñu bëgg lu yomb ba nga xam ne loo xam ne ñun ñoo ko war a defal suñu bopp ñu yónnee xale yi naan ko demal defal ma lii demal defal ma lii xale boobu tey dara boo ko jotee ci yoon bi tey wala dara boo ko jotee tey ci bërëb bi nga ko yónni kan mooy responsable loolu ñun ñooy responsable yéen waajur yi
yéen ñi nga xam ni yéen a moom seen i doom da nga leen war a téye. man sax yenn saa yi bu ma gisee parent boo xam ni day toog lu mat ay ñaari waxtu juróomi waxtu boo xam sax ci loolu doomam nekk man damay jaaxal. waaye da ngay gis parent boo xam ne bu toogee 2 minutes sax bu gisul portable am di laajte portable am kon donc dañu naan ni seen portable yi moo ñu gënal portable yi sax moo ñu gënal suñuy waajur wala suñuy njaboot. loolu dañ cee war a xoolaat bu baax. bu ma jógee ci parents yi ñun ñi nga xam ni nous sommes des jeunes dans la société, nous devons aussi protéger les enfants, car les enfants c'est à nous de les protéger. ngir yàlla war a suuli nañu bàyyi li ñuy def. xale yi tey buñ leen jàppalewul nan la ñuy def ba ñuy dund. di ñaax aussi sama xarit yi sama mbokk yi ñi nga xam ne ñu ngi ci association yi surtout waa CVAV ñun CVAV yi ñun dañoo war a di sensibiliser nit ñi ndax loolu mooy suñu rôle. parce que CVAV yi tey war nañ am rôle bu am important ci biir société bi. ñu leen di civiliser xale yi dem ci parents yi di waxtaan ak ñoom ñi nga xam ni ñooy acteur principal ñi nga xam ni ñoo war a jàppale xale yi def ay campagne de civilisation di waxtaan ak parents yi ñu leen wax ñu bàyyi ni yónnee xale yi ak maltraitance bi nga xam ni xale yi ñu ngi koy am. dëgg la ONG yi ñu ngi koy def mën naa citer ay UNICEF ay yeneen organisation yoo xam ne dañuy ñëw ngir jàppale xale yi. dëgg la ñooñu même bu ñu defee seen rôle tey seen rôle yi tey bu manqué war na leen jàppale. parce que responsabilité bu njëkk mooy ñun balaa ñu naan ay ONG wala ay état yoo xam ne ñoom ñoo war a jàppale xale yi. tey c'est vrai état bi ONG yi war nañ veiller ci sécurité xale yi mais la sécurité de l'enfant bi ma gëm mooy base bi. te fan mooy base bi mooy famille bi mooy ci biir njaboot bi. te nag bu ma jógee foofu damay delluwaat ci yi nga xam ni mooy ONG ak état yi. loi yi nga xam ne ñu ngi koy jagleel loi yi nga xam ne ñu ngi koy voté état yi lépp lu ñu mën ci def pour xale yi mën a nekk en sécurité dama yaakaar ni dañ ko war a mën a appliquer. tey defkatu ñaawte boo xam ne mu ngi def xale lu métti gëm naa ni ñun wala état bi war na ko mën a appliquer ba nga xam ne suba bépp defkatu ñaawteef boo xam ne mu ngi def loolu di ko def xale yi tey buñ ko tegee loxo daan ko ay daan yu métti yaakaar naa suba beneen defkatu ñaawteef boo ko naree def dina suuraale loolu. kon di leen wax rek xale lu am njariñ la ci biir société. te damay fàttaliku sax dina leen tey bu ñu demee ba nekk mag ay xale lañu kon est-ce que defkatu ñaawteef yooyu bu leen defal loolu bu ñu nekkee xale est-ce que mën naa wax ni tey dinañ dund ba tellu fi ñu toll tey. kon loolu war nañ xalaat ci loolu ba nga xam ni war nañ mën a éviter loolu. mbokk yi duma ko bàyyi di leen ko wax ñu veiller ci xale yi parce que ñun xale yi rek lañu am. yàgg nañ way ci CVAV yi man way boobu duma ko mës a fàtte mooy xale bi alalu yàlla la. xale bi sàmm ko bu ko dóor te bu ko saaga yaral xale bi. te yaakaar naa à travers ces paroles yi nga xam ne moom la ñuy véhiculer ci chanson yooyu yaakaar naa lépp lu ñu mënti def rek war nañ ko mën a jagleel xale yi ndax ñoom lañu am. bu leen fàtte ni UNICEF am na ay droit yu mu teg ci xale yi te ñun ñëpp en tant que waajur en tant que jeune war nañ ko mën a appliquer mooy les droits de l'enfant d'après l'UNICEF. ci premier droit bi mu njëkk a wax dafa ni droit à la non discrimination des enfants. xale yi kenn waru leen xàjjale kenn waru wax ne xale bii tubaab la xale bii noir la kii pauvre la kii richard la ñoom ñëpp ñoo yem. ñun dañoo war a def xale yi ba ñu nekk ci même pied d'égalité parce que loolu bu amee rek loolu mën na affecter xale bi psychologiquement physiquement parce que xale li ko gaaw a affecter dafa yomb. kon nañu bàyyi ci loolu ñu bàyyi discriminer ñu bàyyi ko xajale xale yi surtout loolu. ci ñaareelu droit bi mu wax mu ne droit d'avoir un nom
et une nationalité yaakaar naa bépp xale bu mën a judd rek war na mën a am tur muy ngay musulman muy ngay catholique muy ngay bouddhiste et cetera war na mën a jagleel noo war nga am nationalité bi nga xam ne mooy firndeel ni yow ci dëkk bi nga bokk ndax xale dafa bëgg loolu dafa nekk loo xam ne lu war la ci xale. mu ñëw ci troisième bi nga xam ne am na importance mooy droit à la santé parce que xale bu nekk boo xam ne mu ngi ci biir société bi dafa war a am santé. Je pense que sans la santé l'enfant ne peut pas s'épanouir alors que la santé c'est une chose primordiale dans la vie d'un enfant. Alors chers parents, chers jeunes, chères personnes qui sont au niveau de la sécurité et de la défense des droits de l'enfant, nous devons aider l'enfant d'avoir une bonne santé. bërëbu fajukaay nañu jàppale xale yi bu ñu mën a faju te gis naa sax nit ñi ñu ngi koy def ci à travers de vaccination loolu yëpp ay actes yoo xam ne ce sont des actes nobles yoo xam ne day veiller ci xale yi parce que xale tey dafa war am yaram xale bi mënul boppam dara donc tey nit ñi nga xam ne ñoo ñooy veiller ci xale yi war na leen mën a may santé. gis ngeen de xale yi ñooñu moom la ñu am droit ci quatrième droit bi mu ne droit à l'éducation te dama ne xale yi da leen war a jàppale ñoom bu ñu demee rek war nañ am éducation ñu ci biir famille bi war nañ leen defal éducation ñu leen di éduquer yóbbu leen école pour suba ñu mën a jëriñ ëllëg xamal seen bopp te yaakaar naa lii di santé lii di éducation waruñu ko mën a caaxaane ci biir xale muy xale boo xam ni matul xale boo xam ni mat na lépp lu mënti doon rek war nañ mën a jàppale xale yi kon yéen nañ jàppale xale yi. ci cinquième position bi ñu ne droit au loisir au jeu et au repos xale bu ne war na épanouir paaji bi xale bu nekk war na épanouir kon ñun xale yi war nañ mën a am loisir di foo heure repos bu jotee ñu bàyyi leen ñu foo heure repos bu bàyyi ñu bàyyi leen ñu reposé wu ndax xale bu dul foo amul nañ leen bàyyi xale yi ñu foo repos comme li ma leen wax rek ci ndorteelu émission bi waruñu bàyyi xale yi ñuy dox ci njaloor bu ñu amee lu ñuy yónni nañ ko demal suñu bopp c'est jëm dañ leen war a yónni waaye am na heure yoo xam ne kenn waru ko yónni kon dañ leen bàyyi ñuy reposer parce que reposer bi ñuy reposer wu noonu dafa baax ci seen esprit mental loolu da cee baax kon nañ tey ci loolu sama mbokk yi. sixième provision mu ne droit à la participation xale bi dafa war a bokk ci biir société bi tey bu amee loo xam ne war na ko wax nañ ko bàyyi mu wax waaye waruñu bàyyi xale bi mu bañ a wax nañu veille ci loolu bu baax. ci septième position bi ñu ne droit à une sphère privée kon loolu yëpp li nga xam ne loolu dañ ko war a jàppale ci xale yi loolu loo xam ne lu war a am ci xale yi la ndeysaan ñu ngeen de sama xale yi paaji bi ku ma sonal la nag yow yaay paaji bi kay yow boo nekkul paaji bi kuy paaji bi table bi maa ko moom kon ma ne leen ni ci neuvième ci huitième bi ñu ne droit d'être protégé contre la maltraitance xale yi kenn warul leen maltraité xale yi kenn warul leen jàmloo ndax gis nañ loolu ci muy fréquenté ci société bi tey loolu war nañ ko bàyyi xale yi kenn warul leen maltraité. ci neuvième position bi ñu ne droit de vivre avec sa famille ou les personnes qui s'occupent mieux de lui xale dafa war a vivre ci famille wala même bu ci famille biologique am bi sax war na am ñoo xam ne ñoo ko war a protéger ba nga xam ni du nekk ci ay tolof bu nekkee ci ay tolof ñooñu mën ko jàppale kon nañ jàpp ci loolu bu baax. ci fi ma jeexalee nag mooy droit bi nga xam ne
à des soins spécifiques en cas d'handicap. xale boo xam ni moom matul ndeysaan maanaam daal mu am ay problème xel doxinam nekkul lépp loolu dañ ko war a jàppale ndax loolu dafa nekk loo xam ne xale bi soxla na ko. kon sama mbokk yi dañu war a jàppale xale yi ci loolu. kon gis ngeen daal tey loolu laa leen mënoon wax ci loo xam ne moom la nga xam ni moom la ñuy saytu ci société bi tey parce que tey li nga xam ne mooy am ci société bi c'est anormal. xale yi ñuy rey leen baal ma ci kàddu gi xale yi nga xam ni ñu ngi leen di violenté ñu ngi leen di maltraité ci biir famille yi ci mbedd mi ci école yi ci bépp bërëb. dama yaakaar ni ñun tey il est temps que nous les jeunes de dire stop à ces phénomènes parce que loolu dafa nekk loo xam ne day faagaagal dundu xale te loolu dañ cee war a am ay précautions war cee wut ay solutions. ñu maa ngi leen di jaajëfal di leen gërëm ci di leen sant. sama émission bi mu ngi waaj a jeex yéen ñi nga xam ni yéen a safu Fandène Futurs Médias maa ngi leen di gërëm di leen sant. bu leen fàtte def seen commentaire bu leen gisee loolu xam ne nekkul bu leen fàtte wax tamit loo xam ne am na loo xam ne mën ngeen ko wax maa ngi leen di jaajëfal di remercier gars yi nga xam ne jàppale nañu ma ci émission bi ci programme bi ci exposé bi ñoom Lamine Jiite ñoom Fama Diagne ñoom Marème Diagne mu ngi leen fàtte di nuyu particulièrement waa Fandène Karo di leen nuyu bu baax a baax sama xarit yi ñoom lii Émile di nuyu le groupe Renaissance ñi nga xam ni mu ngi au niveau de Fandène gis naa seen taxawaay ak sama mbokk yëpp ñi nga xam ne ñu ngi Fandène sama xarit yi ñi nga xam ne ñoom laa bokkal classe mooy waa IMAN waa relation internationale droit des affaires ak sciences politiques ñi nga xam ne chaque jour ci biir classe ñu ngi def ay débat yu mel nii xam nga rek ñun suñu profession moo waral lool. kon ñun bu ñu amee ay thèmes yoo xam ni wala actualité yoo xam ni ñu ngi koy dund suñu biir société yaakaar naa war nañ ko génn. di leen jaajëfal di leen sant ci yeneen émission incha allah maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam.